wa taxsha naasa wallaahu xoolal laay yooyu yëpp wax dëgg fa yàlla wàcc rek di ko jàng ñu koy raayoo mais pour ñu koy imaam Ilimane Cissé waaw bu jaamal moom it waaye jaamal yi ñoom it yibal nañ fi délégation ñu sant leen gërëm leen Mame Makhtar bismillah. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wa sayyidil aaxiriin xaatimu nabiyyina wa imaamul mursaliin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seydil Makhtar dama xamul nu ma lay def rek ndax da nga di suma tërandoo wëlbati ko nekk sama ustaas nekk sama ilimaan parce que wax dëgg yàlla kàddu yu tedd yi fi ji sànq rek matal na lépp aajuwul woon sax nga di ma jox kàddu waaye dama xamul nu ma lay def ndax ñi sañu ma laa gàntal dara ndax sama kilifa nga dama am yaakaar ne nag li ñu war a bañ a fàtte def mooy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax lii imam Alioune Badara Ndao wax na ko nee na c'est un jour historique maanaam bés boo xam ne dañ koy marqué ak pont bu rëy daaj ko ci taarixu Sénégal firnde ji nag mooy suñu borom buy defar day mel ni ku yàq ndax oustaz Makhtar Sarr junj na ko léegi li sabab lii bokk na ci suñu jàmmarloo ak franc-maçon yi en 2018 te xam nga booba ñu ngi meloon nii suñu borom day yàq ndeke mu ngay defar ndax ñoom contrairement ak li fi amoon en 1985 boobu benn loge maçonnique rek la ñu woon jàmmarloon ak ñoom yàlla def ci ndam ba ñu gañe leen mais bii 600 loges maçonniques d'Afrique et de Madagascar ñëw ne par force dañuy def congrès le 2 et 3 février 2018 fii ci King Fahd Palace ci la ñu jóg nag daal di doxal loolu ñu ustaas yi jàngal wa amruhum shura baynahum ñu daal di dajee waxtaan mu daal di am kuréel bu ñu tuddee non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ñu def ay réunion yu bari ne lii nañ ci teg suñu bakken parce que boobu amoon nañ ay information yu wér ni ñoom ñëwuñu rek yem ci congrès dañuy ñëwoon pour def propagande pour jàllale une idéologie maçonnique bëgg a xajamal liggéey bu rafet bi fi mag ñu baax ñi bàyyi loolu waraloon na am na seen benn naataangoo bu ma dul tudd ndax xam ngeen ko lu ne la ñu yàq naan nous sommes des intolérants xanaa ñi dañu fàtte ne que le Sénégal est une démocratie qui consacre la liberté d'expression et d'association ñu tontu ko ne ko waaw d'accord y a la liberté d'expression et d'association du nangoon ko franc-maçon yi ne am nañ droit daje léegi bu dee démocrate nga ñun itam xanaa di nga ñu nangal en tant que croyant le droit joxante loxo seq nga nu lu rafet li fi mag ñu baax ñu bàyyi pour sàmm ko ba ku ko bëgg a xajaman mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby homosexuel lobby maçonnique ñu jóg jàmmarloo ak yow mu jaral ñu ne am nañ ci droit wala amuñ ci droit kon loolu moo doon suñu taxawaay yàlla def ci ndam lu rëy ndax bi état bi demee ba gis ne y avait des risques de trouble à l'ordre public parce que am nañu jël kàddu ci ñun ci média yi wax yu garaaw ci le président Macky Sall jox ndigal le préfet de Dakar Alioune Badara Samb mu daal di xaatim benn arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2018 interdire lépp luy xeetu congrès wala séminaire d'obédience maçonnique mu nekk ndamu ummatul islamiyya bi yëpp ci la ñu toog ñun ñëpp nag daal ne jaay ndekete mbooloo mooy doole ñu daal di dem nag ca daara oustaz Adama Seck ci Parcelles Assainies ne lii foog ñu wéeral ko ba ñu fa demee nag fa la ñu soppi tur bi dindi non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité tuddee ko ànd sàmm jikko yi boobu bariwuñu woon 34 rek la ñu woon mooy màgg di màgg ba dégg ngeen ni ko sëñ Ababacar bu tënkee sànq ñu ngi ci 141 organisations te baax nañu leeral pour ñi ñu bëgg a dëkkal fu ñu dëkkul nekkuñu une organisation d'intolérants d'intégristes yaatu na ba nga xam ne am na même des leaders yoo xam ne jiite yu ay daayira jiitewuñu ay association islamique ñu ngi ci biir ana Dame Mbodj c'est un leader syndical mu ngi ci biir ana maître Massokhna Kane c'est le leader de SOS consommateur une société consumériste mu ngi ci biir ana le professeur Malick Ndiaye sociologue la c'est le coordonnateur du cercle des intellectuels du Sénégal mu ngi ci biir ak ñeneen am na ku yore benn kuréel
bu askanoo ci jàngu bi ñu ngi ci biir ànd sàmm jikko yi te fu waay mënti ne ndéem nit ku équilibre nga war nga ittewoo sàmm jikko yi. alors bu ko defee nag ñun ñoo daje ci suñu biir seet koo xam ne doyloo nañ ko ci tegginam ci yaram ak ci xam-xamam muy imam Ababacar Mboup ñu jiital ko moo tax toujours dama koy wax naan yow Ababacar Mboup duma la gërëm ndax aw ñey kenn du ko ñaanal yàlla na nga rëy ndax rëy na ba noppi ma ne ko yow lii la ñëpp war di defal tous les jours di la fiddaawul ak di la ñaanal ndax Ababacar Mboup bañ ko mandaté ba léegi amatul vie de famille toog na fi juróom benn weer yoo xam ne li muy gis njabootam bariwul 45 départements yëpp wër na ko mission bi ko directoire ànd sàmm jikko yi def na ko ba def ci lu weesu suñu ñor amul ku dul kilifa diine bu mu toogul ak yow ba moo jur lii tey ñu war a jóg tëggaat l'article 319 du code pénal ngir mën a yokk daan yi nga xam ne ci la ñu gàll ci loosu tooñkat yi tooñkat laa leen tuddee ndax ci suba dafa am benn journal bu ma interpellé ne ma ah yéen day est-ce que seen daje bi amatina sens ma ne ko lu tax mu ne dégguloo déclaration bi ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall def nee na l'homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal ma ne ko looloo mu ne waaw ma ne ko ndaw su baax la ndeysaan te bokk ci famille boo xam ne dañuy ittewoo sàmm ay valeur ak sàmm diine waaye fii dafa tardé ne ko loolu c'est dépassé waxatuñu wax yi ça ne sera jamais légalisé au Sénégal. Macky Sall wax na ko fukki yoon ci Obama jàkkaarloo nag Justin Trudeau mois de février bi passé waxaat ko fa loolu taluñu loolu ñun loolu moom c'est dépassé ñun dañu ne tooñ yu tar yi kuréelu borom ñaari tur yi tàmm di tooñ dafa war a dakk agenda bi état bi yor di leen jàppale ba mu jaral ko mu jël ay récépissé jox leen dafa war a dakk ci gàttal ñun criminalisation la ñu bëgg ndax mën a tooñ weesuwul mënuma lim yëpp parce que oustaz Makhtar Sarr ak may chronomètre dama siy juj ci ñaar mën a tooñ weesuwul nga fopp guddi gu tedd gu mel ni guddi mawludul nabi ñu di ci màggal juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jóg nga daal di jóg takk fa fukki sëy ak ñaar au lycée Ibrahima Diouf de Kaolack keroog bu du woon gaawaayu le commissaire Bokar yi te ñu ngi dellu di ko sargalaat deret ju bari dana tuuru ndax taalibe Baye Niass yi dañu fàq ñëw pour jëflante kook ñoom parce que fi ñu defee ceen caay-caay yi soriwul suuf su tedd bii Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass tëdd loolu du tooñ ba ñu demee ba août 2019 parce que sànq ba tey maa ngi dégg ñuy wax yi sànq ba tey ñu ngi dégg ñuy waxi borom ñaari tur yi waaye borom ñaari tur yi jigéen ñi nag au mois d'août 2019 gis nañ scandale bi amoon fii si Thiaroye la woon dañu jékki-jékki rek mu am un groupe de gangsters lesbiennes mat nañu 20 ñëw song benn kër di dóori xeer di toj ardoise di dajji parentère benn as ndaw moo fay sëy ancienne lesbienne bu tuub la dafa dem ba xam ne lii mu nekkee musiba la ngor bu ko diine bu ko mu dem uti ilimaan bu ko jubale ak jëkkëram mu dellu ci néegu sëy ñooñu fekk ko bëgg ko fitnaal jëkkër ji bëgg a intervenir ñu bëmax ko brutaliser ko waaye jeune quartier bi ak délégué de quartier bi def fulla ba police ñëw am na lesbiennes yu bari yu daw mais am na ñu ñuy jàpp y compris seen chef bi ba ñu leen di àtte yéen ñi ñëpp yéen a ngoon tribunal keroog la ñu dégg lu yéeme bi ko président tribunal bi ne ko waa yow ndaw si yow mi jiite cette expédition punitive contre kii nga xam ne lesbienne la woon ni yéen waaye moo dem ba waxtaan ak njegeendaayam xelam yadd ko mu dem ci ilimaan mu tuub dellu ci négocier ngeen dem di ko song bay def expédition punitive contre moom waa lu waral loolu ndaw si xool président tribunal bi ak bët yu wow koŋ ne ko waaw sama coro la woon kon su ma bàyyee dellu ci jëkkëram jàpp naa ne daf ma trahir ba fu Sénégal jëm ba pare ñu ne bu kenn wax tooñ yi kenn mënu ko lim bi ci gën a dégg dayoo nag te foofu laay mujjee ci coon yi parce que tooñ yëpp noté nañ ko mat na 23 mooy bërëb bu tedd bii di grande mosquée
nga xam ne suñu borom fonk na béréb yu mel nii ba moo wax si suuratul jinni wa anal masajida lillahi jàkk yi sama néeg la gardien bi toog 3 heures du matin génn mel ni ku jommi ñu ne lu xew nit ñi ñëw fekk ñaari borom ñaari tur di solo ko takk seen tubéy ndeke dañu doon sëy ca bërëb bu tedd boobu leen loolu du tooñ loolu waral nag ñu wax ni nasaxaay bi état bi wane ci kaw tooñ yi borom ñaari tur yi di tooñ xaw ma ku koy seetaan de ñun duñ ko seetaan parce que bu ñu deful attention dana jur ay dérapage yu grave yoo xam ne du ma leen ci nettali dara ndax xam ngeen am na 2 pays de la sous-région yu may bañ a tudd ndax damay bañ a tooñ nasax bi état bi nasax tax na ba population yi ci kaw tooñ ci borom ñaari tur yi di tooñ tous les jours ñoom dañuy jóg régler ko seen bopp di façon bu ñaaw mooy dañ leen def loolu ñuy wax le supplice du collier góor jigéen bu ñu jàpp ngay def yu mel noonu takk la ba nga ne cocc solo la ay pneu ba ci baat bi sotti ci essence taal ko une mort atroce loolu bëgguñu mu am fii kon nag état yàccaaral gi mu yàccaaral c'est dangereux ndax sénégalais yëpp mer nañu ndax tooñu borom ñaari tur yi dafa tegloo te ëpp na loola waral nag ànd sàmm ji koy jóg jël responsabilité ñu ne porox ndoll bi góor jigéen ñi daan jaar ba tooñ bu ñu mënti tooñ ñu fexe ba génn ci nañu fatta porox ndoll yooyu ndax bu leen fàttaliku kaw la seen tooñ boobu di takk sëy fukki sëy ak benn guddi mawludul nabi ba commissaire Bokar li jàppaleen dañuy toog ñaari fan ñu libéré leen yéen takk der yi taskati xabaar yi ngeen daw ci ministre de la justice bi fi nekkoon ne ko waaw borom ñaari tur yi tooñ bi ñu tooñ ni mu réyee lan moo tax yow ministre de la justice nga joxe ndigal pour ñu libérer leen te defuñu sax ñaari fan xam nga lu mu tontu waaw article 319 ne cite pas spécifiquement le mot homosexuel porox ndoll la boobu nag nga xam ne moo jur tappale yi am yépp ba seen tooñ yi tàmbale ba léegi moom la ànd sàmm di ko ñëw tey pour fatta ko waxtaan nañ ci nag avec des professeurs de droit waxtaan ci avec d'éminents juristes ñoom ñoo ñu conseillé ne boo leen fi nekkee di tëggaat beneen loi procédure bi day continuer te député Aliou Souaré leeral na ko kon da ngeen di jël loi bi fi ne muy article 319 di loi tappale parce que nee nañ dafa condamner les actes contre nature c'est vague mu ne jël leen loi boobu ngeen citer nommément les infractions kon nag désormais article 319 lii lay wax l'article 319 du code pénal sénégalais criminalise l'homosexualité mooy góor jigéen criminalise le lesbianisme mooy góor jigéen yu jigéen ñi criminalise la zoophilie mooy la ngeen defoon ci seeni xët alors bu ko defee nag amuñu député assemblée nationale ñoom Ababacar Mboup ak directoire u ànd sàmm ji koy ñoom Makhtar Sarr def nañ un travail diplomatique de fond ba décroché nañu 4 députés yi mooy jàmbaar yi fi toogoon sànq Mamadou Lamine Diallo Bamba Dièye xajul ci gars yi alors ma jeexal nag wax ne
yu daje ci gàttal parce que la procédure est un peu longue ba ñu jàpp bésu plénière bi ci la ñu wax ne yoon may nañu ñun la ñu defoon en 2007 ba ñuy criminaliser le délit de trafic de drogue ñu am délégation bu ñu fa toogal parce que je parle sous le contrôle de l'honorable député Sëñ Mansour Sy Djamil xam ngeen am na benn auditorium ci kaw le grand public est autorisé. Allahu akbar jërëjëf imam alors moo taxoon ma ni am nañu droit jour plénière am une forte délégation de ànd sàmm jikko bu ñëw toog ci auditorium bi pour assister au débat des séances plénières dama ne am nañu droit su boobaa parce que député yi faluñu seen bopp amul benn député bu ñuy fal par décret présidentiel député yi ñun askanu Sénégal ñoo leen fal suñu ay surga la ñu dañu war a wëy ci suñuy waaw di jaamu suñuy soxla alors ñu jox leen ay oto yu baax jox nañ leen ay salaires yu baax jox leen des centaines de litres d'essence kon amul lu ñu droit ñun wax leen li ñu bëgg alors kon nag bu ñu leen waxee li ñu bëgg ba bésu plénière ñu war a passer au vote ne ana député yi nga xam ni ginnaaw tooñ yu jéggi dayoo te tegloo yu borom ñaari tur yi di def ba mu jaral leen ñuy takki fukki sëy ak benn guddi mawlul nabi ba mu jaral leen le 23 novembre ñu dugg fii ci béréb bu tedd bii suñu borom wax wa anal masajida lillahi di fa sëy góor ak góor ana député yi d'accord pour ñu criminaliser homosexuels yooyu député yi jàmbaar yi am valeur fonk seen diine fonk seen réew daal di yëkkati seen loxo ñu daal di compter am nañ ci droit bu ñu nee nag quels sont les députés qui sont contre am nañu droit yore suñu këyit bind seen tur bu ñu paree ba ñu ubbi campagne électorale bi xëy na juillet la wala bu fekkee couplage dafa am beneen bés pour l'élection législative am nañu droit député yooyu bu ñu xamee seen tur ñu dem ca localité ba leen fal ne leen kii de yéen a ko faloon pour muy défendre seen intérêt ak défendre seen valeur waaye ba ñuy xeex ngir yokk daan yi contre góor jigéen yi député bii ngeen fal góor jigéen yi la àndal am nañ ci droit loolu la wax waaye menacé wu ñu leen dañu ne mandat bi ñu leen jox boo leen ko exécuté ñu xam alors bu ko defee yal na yàlla mottali jéego yi te nga wéttali bu baax a baax suñu honorable député yi fi teewoon ndax yow dafa am kër boo bokk kon nag am na lu bari loo xam ne mën nga leen ko apporter yal na yàlla dëgëral seen bennoo yal na yàlla jox ndam pour que après la plénière ñu mën a wax ne l'homosexualité a été criminalisée au Sénégal. Et je termine parce que Macky Sall wax naa ko ci plateau ordre national